La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. mbokk jullit yi mbokk auditeurs iRadio 90.3 ñëwaat nañu beneen yoon seen émission bi ñu duppee Mizane fii ci iRadio biram kuy fekkook Oustaz Zakaria Cissé ñëwaat ak yéen ci beneen émission beneen jataay Birane Cissé nekk ci technique bi à la rajo Sélé Diallo nekk ci caméra bi ci ITV di sant borom bi subhanahu wa taala bu baax ci yërmandeem gi nga xamante ni dogal na aljuma nekk ci feet yi nga xamante ni julli dañ koy am diggante ñaari aljuma yàlla ci effacé yu bàkkaar mbokk yi comme ni nga ko seetloo keroog ñu ngi commencé woon benn émission bu amoon solo doon wax ci la procréation rawatina artificielle parce que gis nañ problème de société la fu famille yi yenn saa yi sax moom famille am problème parce que jigéen bi dañuy wax ne pourquoi amul njaboot ba léegi amul def nañ 2 ans de mariage 10 ans de mariage est-ce que maanaam diggante rapport sexuel bi gars yi mii noonu rek di xaar doom noonu wala science fu la toll donc keroog Oustaz waxoon nañ ci ay am solo tey daan am kuñ ci gunge Oustaz Zakaria gannaaw loolu dina am tamit benn docteur muy docteur Ndour Malick Ndour El Hadj Malick Ndour bu nekk Thiès nekk spécialiste ci wàllu li nga xamante ni mooy tout ce qui est biochimie nekk koo xamante ni expert la ci côté boobu dinañ ci poser ay questions yoo xamante ni itam techniquement médicalement nit ñi daan permettre ñu comprendre laata loolu nag ñu ngi jox Oustaz Zakaria mu nuyoo ñun ci kàddu gi boo ko defee noonu nag après ñu ubbi maanaam woo docteur n'est-ce pas sëñ Saliou dem jàppale ci technique bi ñu jokk docteur El Hadj Malick Ndour posé ko yenn questions yi nag questions yi nekk laytaay pour deuxième partie Mizane auditeurs yi nag bu desee 20 minutes daan ubbi antenne bi kenn ku nekk mën a participer ci Mizane bi tey kon noonu lay demee xam naa tey moom duñu am temps bu bëri dañuy concentré mu nekk xam-xam boo xamante ni entre Oustaz Zakaria ak docteur Malick Ndour Oustaz Zakaria ñu jox la kàddu nga nuyoo penc mi. alhamdulillahi ala ni'matil islam summa salaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma kon ñu ngi nuyu mbokk yëpp Sénégal bitum réew surtout ñi nga xam ne dañuy topp programme iRadio yi rawatina programme bi di Al Mizane di jagle nuyoo Biram Puy bi ñu bokkal plateau bi ak mbooleem ñi nga xam ni tudd na leen di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak qabul. macha allah Oustaz keroog commencé woon nañu ci émission bi am solo muy maanaam diggante way dencante yi ak li nga xamante mooy njaboot kenn ku nekk di ko séenu ci sëy bañ na ba yoon sax daawoon na wax na ngeen maanaam yow man xiyam dinaa ëppalante yéen ci ay njaboot mais bien sûr jàng nañ ci alxuraan tamit que yàlla subhaanahu wa taala mooy jox ñi góor mooy jox ñi jigéen mooy jox ñi góor ak jigéen ñii te moo leen di xañ kon muy les réalités yi nga xamante ni yàlla tam mu ngi bàyyiloo xel que lu ngeen di bëgg tamit man yàlla tamit maa ngi dogal mu nekk des réalités yu am. mais au-delà de tout il faut que ñu waxtaan bi nga xamante ne mooy xam-xam parce que Mizane nañ wax keroog Oustaz Zakaria ñu ngi commencé woon ci diggante yaa ngi doon insister que 3e élément du am ci maanaam sëy ñaari way dencante yi ñoo ko séq maanaam diggante ku góor ki ak ku jigéen ki ñoom ñoo ko séq buy 3e élément di am tamit day nekk élément boo xamante ni fekk na la sosoo la ca ëpp solo maanaam sosoo na ca ñaar ñi nga xamante ni ñoo ko war a séq science gën na évoluer par rapport ak ni ñu ko mën woon daaw ak daawati géej xam naa bu si kanamee Oustaz professeur wala docteur El Hadj Malick Ndour dinañu dugg mu expliquer ñu loolu. Oustaz Zakaria donc dama bëgg nga dafa ñu benn tënk rek bu gaaw que kon doom ngir mu sosu ci islam mu valable lan mooy xawaayid lan mooy règle maanaam yii rek ñooy baax leneen lu loolu du baax nga tënk ñu loolu laataa ñëwoo docteur. ko tënk bi mooy l'islam ni ñu koy faral di waxee toujours diine la boo xam ni day yóbbu nit ci ak niteem ci li taxoon yàlla bind ko ci li taxoon yàlla tàggatal ko mboole ni nekk ci asamaan ak suuf mu des si tolluwaay boobu si bu fekkee ni tënku na ci li nga xam ni moom la ko borom bi subhanahu wa taala tëralal loolu moo tax am doom bokk ci benn jubluwaay ci jubluwaayu sëy yi gannaaw nit ki bu mu jubloo pour fegu jublu am doom
kon doom boobu du nu nee na koy amee moo tax lislaam bokk na li tax mu yoonal sëy loolu kon am doom bi day nekk li ci jiitu ci règle bi mooy mu sosoo ci baay bi nga xamante ne ci lay wallax jaan bi nga xamante ne moom mooy war a dem ci ku jigéen ki di jóge ñaareel bi mu nekk loo xamante ne dafay nekk nenu ku jigéen ki nga xam ni ñoom ñaari way dencante nañu nuñ koy waxee mooy jëkkër ak jabar nen woowu ñaar yooyu bu ñu booloo loolu yàlla di wax mais nutfatin amshajin nabtali kon mu nekk loo xam ne dafa jaxasoo diggante walax njaanu ku góor ki ak nenu ku jigéen ki kon si ku jigéen ki am relation ak ki nga xamante ne moom moo nekk doom ja ci ñaari fànn donte bàyyi ji benn fànn la mooy formation ci li nga xam ne moom lay jóge mais ku jigéen ki am ñaari mooy lan mooy bu njëkk bi mooy nen yi nga xamante ne ci moom la jóge ñaareel bi mooy ëmb bi nga xamante ne moom la ëmb moo tax ñaari ngay jàng ci alquran in ummahatuhum illa allai waladnahum wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a min butuni ummahatikum la taalamuuna shay'a wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum kon booy xool ayatul quran yi bëri na si bi ngeen nekkee liir nekk seen biiru yaay yi yàlla moo leen génnee seen biiru yaay yi kenn nekkul seeni yaay lu dul ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jur kon ñaari relation yooyu ci règle yi nga xam ne moom l'islam teg moom mooy ci yaay bi nen bi jóge ci moom mais aussi mu ëmb ko su ko defee ñu wax ko yaay baay ji wala njaañ mi jóge ci moom fekki nenu yaay ji su ko defee ñu ne yaay ji mooy ki nga xam ne wala baay ji mooy ki nga xam ne moom moo ko jur donc moo tax ñu ne kon ñaar yooyu rek lay nekk amul ñetteel boo xamante ne mën na intervenir pour ñu reconnaître ko sinon day nekk yoon boo doon loo xam ne juddoowul ci yoon wi nga xam ne moom la l'islam tëral ñaar ñi di jóge ci ñoom tamit amul keneen ku ñuy jox pour mu ëmbal ki nga xamante ne moom mu nekk ñoom ñaar wala mu ëmbal kenn ki ci ñoom ñaar loolu yëpp tamit du nekk comme niñ ko waxee suñ ko tënkee ci règle yooyu. macha allah mu nekk lu am solo donc Oustaz Zakaria Cissé ci daara i rajo ci émission Mizane muy tontu bu am solo boo xamante ni imaam tënkal nañ ñu ko li nga xamante ni moom mooy li islam daganal il a insisté ci butun ummahatikum n'est-ce pas dans le ventre de vos mères am sajin c'est-à-dire vraiment il y a ce qu'on appelle la relation physique entre yaay ji ak papa ji je pense que leer na ak il a insisté ci ay ak terme yi yàlla santal la utilisé xam naa dañoo sóor tamit pour ëllëgee science na muy avancé on dit que la science évolue en rectifiant ses erreurs. Donc xam naa Birane Cissé mën nañu wax sëñ Saalum mu jokkoo ñun docteur ñu mën a dugg si ligne bi pour mën ko poser li nga xamante ni mooy question yi nga xamante ni moom nañu soxla question yi nga xamante ni benn bu nekk Oustaz Zakaria que mooy permettre tey nit ñi déglu parce que foog ñu xam tey jii fan la science toll parce que instant bi gis nañ ni science moom maanaam lijjantiwu lu araam ak lu dagan moom day xool lan moo mën nekk heureusement que du lu mën nekk rek dagan na parce que fekkonte ni loolu la gis nañ ni nit sax mën na bañ a ci dee parce que on peut cloner les gens maanaam nit mën nañ ko ubbi kii ko maanaam dupliquer nit ki def ko ay nga xamante ni ak ce qu'on appelle clonage yi jël benn nit dupliquer mu nekkaat nit ku bëri nga xamante ni même nit ku bu génne àdduna mën nañ ko créer waat mu ñëwaat ni peut-être est-ce que même xel lay am même xam-xam loolu peut-être mën na ko bañ na mais par contre même jëmm ji nga xamante ni soo ko xamee sax da nga yaakaar nit kooku la mën nañ fexe ba ay ñaari ni seen baat nduroo gis nañ ne chirurgie tamit fu mu toll ci li nga xamante ni mooy ki donc vraiment science avancé na trop ba permettre na li nga xamante ni mooy lu nekk science mën na ko xam naa kon ñu déglu docteur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuhu. docteur El Hadj Mariam docteur yaa ngi ci plateau bi ak Oustaz Zakaria Cissé ma bàyyi la nga nuyu ko sax. d'accord asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. waaw Cheikh Oustaz Zakaria ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Ndour. waaw di la bëggee. jërëjëf. voilà jërëjëf docteur je présente docteur xam naa yaay gën a présenté wu pour itam auditeurs yi xam ni aussi docteur booy présenté wu si côté bi ñu bëgg xam mooy présenté wu nan ngay présenté 2 secondes rek maanaam lan nga spécialisé wu.
waaw man maa ngi spécialisé wu si biologie médicale quoi. Biologie médicale. voilà biologie médicale. Très bien donc sama spécialisation maa ngi ko def si biologie médicale quoi. Très bien docteur léegi question bi la bëgg a laaj mooy est-ce que maanaam doomu aadama mën na sosoo maanaam ndax nit mën na exister hors fi nu miinoon maanaam ci biiru yaay maanaam est-ce que diggante góor ak jigéen mën nañu jël dara ci ku góor gi mooy sperme bi jël dara ci ku jigéen mooy ovaire yi dem feneen ci biti créer ay conditions ba doom judd est-ce que mën na ne. waaw c'est-à-dire en fait lan moo mën a nekk mooy par exemple xam nga dafa am benn lu ñu benn mbir si ku góor. bu ñuy wax spermatozoïde ak si ku jigéen. bu ñuy wax ovule. ñoom ñaar ñoo war a daje. defar benn nen boobu développé wu ba nekk li nga xamante ni moom mooy nit. ba nekk nit. léegi nen boobu noonu. mën nañ ko def en dehors de ku jigéen. c'est-à-dire que mën nañ jël ci ku góor ki nen boobu. jël ci ku jigéen ki nen boobu. toog laboratoire toogu ko. ba nen bi juddu. su nen bi juddoo nag. dañuy obligé def ko ci biiru yaayam. waaw parce que pour le moment maanaam technique yi matalagul. pour en fait nen bi. mën a développé wu carrément ba nekk nit entier ci faneen fi dul biiru yaayam mais nag nen bi mën nañ koo judduloo. ci faneen fu dul biiru yaayam. ok léegi kon li ma bëgg laaj mooy diggante ñaari way dencante ñoom peut-être def nañ 2 ans 3 ans mënuñu am doom parce que am na yu bari yu ñu yaakaar moo leen tële mais bi ñu xoolee médicalement ñu ne kon kii. maanaam ku góor ki am na loo xamante ni maanaam nen yi mu yor mooy spermatozoïde yi mën na am doom. ovule ndaw si tamit amul benn problème mais il faut que ñu créer que hors maanaam li ñu miinoon pour créer li nga xamante ne moom mooy première fusion boobu. waaw voilà loolu mën na nekk c'est-à-dire que nit. mën na am ay spermatozoïde mooy li may wax nii. ñu war a dajeeg affaire ku jigéen ki ovule bi. ñoom ñu am difficulté. parce que ñu am difficulté ci mën a daw wala ci mën a songe. wala ci mën a en tout cas ci fécondation bi donc bu boobaa. dañuy jël spermatozoïde ku góor ki. jël ovule ku jigéen ki. yóbbu ko laboratoire defar ko ba mu baax. daa nen bi juddu ñu jël nen boobu nag dugal ko ci ku jigéen ki mu ëmb ko. wala mën nañ ko dugal tamit ci baneen ku dul ku jigéen kooku noonu mu ëmb ko. kon médicalement parlant kon mën nañu jël dara si ku góor dara si ku jigéen maanaam mooy ovule beeg spermatozoïde bi. voilà créer li nga xamante ne mooy première kii bi après mën nañu ko yóbbu n'importe où un environnement propice pour mu judd n'est-ce pas. voilà voilà mën nañ ko yóbbu en tout cas ci utérus bi. maanaam waaw mooy environnement propice oui. voilà mooy environnement propice bi waaw bu fekkee noonu nga ko tuddee waaw noonu la. d'accord kon docteur donc techniquement c'est-à-dire maanaam góor ak jigéen mën nañ créer seen maanaam benn ovulation mais keneen maanaam keneen géré rek maanaam beneen jigéen ëmb ko. waaw beneen jigéen mën na ko ëmb effectivement mën nañu créer ba beneen jigéen ëmb ko ñoom mën nañoo bañ a mën a ëmb. mbir mi parce que seen mbir. doxul. wala fi mu war a daje ki jigéen ki wala fi ko ku jigéen ki war a ëmbee aussi baaxul. nga xam nga ñu daal di jël ñoom seen mbir gérer ko fële ba ovulation bi am ba nen doobu juddu. léegi ñu jël nen bi jox ko kaneen ku jigéen mu bóof ko. maanaam bóof la rek quoi. léegi bóof bi nag moom il faut que jigéen boo xamante ni utérusam baax na. moom moo ko mën a def. su fekkee ndaw si mën na utérusam baax na mën nañ ci def mu bóof nan boobu noonu. su fekk mën nañ ko jox kaneen aussi mu bóof nen bi mais judd nen bi nga xamante ni dafa war a judd. mën nañu jël mbiru ku jigéen ki ak ku góor ki. dem ci laboratoire créer ba conditions yi ba nen boobu noonu judd. très bien docteur mais les juridiquement c'est permis maanaam juridiquement fan la maanaam loi toll ak loolu maanaam possibilité bi ngeen mën def yéen def ay manipulation entre l'ovule et le spermatozoïde ba créer ovulation hors n'est-ce pas de l'environnement propice fan la ci droit toll maanaam juridiquement. waaw bon li ma ci xam mooy par exemple. su fekkee ni nit ki dafa nekk de situation boo xamante ni dafa situation infertilité la quoi. maanaam tey xam nga am na ñoo xam ni. dañu am cancer testicule par exemple. ñu war leen a faj. ci war leen a defal ay chimiothérapie loolu day yàq seen fertilité du ñu mën a ci am doom. léegi pour prévoir mën nañu jël spermatozoïde yi denc ko donc jël ovule ku jigéen ki aussi en fait buñ ko soxlaa denc ko après kooku buñ ko fajee ba mu wér ñu jël spermatozoïde yi ak ovule boobu noonu. daal di koy defar pour mu doom ji mën a juddu quoi pour mu mën a am doom ëllëg. léegi pour prévoir mën nañu jël spermatozoïde yi denc ko donc jël ovule ku jigéen ki aussi en fait buñ ko soxlaa denc ko après kooku buñ ko fajee ba mu wér ñu jël spermatozoïde yi ak ovule boobu noonu daal di koy defar pour mu doom ji mën a juddu quoi pour mu mën a am doom ëllëg.
parce que loolu traitement boobu yooyu la kii bi loi bi permettre quoi. yi nga xam ni maanaam te su fekkee defuñu ko. nit ki mën na fa jóge du amati doom ba faaw. ok. voilà c'est-à-dire du amati ba parce que dafa am feebar ñu war ko faj te suñ ko fajee leer nañu ni wala presque leer nañu ni kii dootul am doom. donc ñu proposer ko mu def loolu loi bi maye na ko quoi. très bien mu nekk lu am solo léegi donc mais imam ak docteur léegi maanaam yaa ngi wax laboratoire boobu ñuy denc li nga xamante ne mooy ovule wala loolu est-ce que au Sénégal am na fi. waaw am na fi waaw. et combien de temps la mën a durer maanaam combien de temps le spermatozoïde mën a nekk ci benn laboratoire combien de temps wala amul durée ba spermatozoïde bi. mais mën na nekk ci laboratoire en fait durée bi nga bëgg rek mu nekk fa. mais am na yenn pays yoo xam ne nag dañuy indi ay loi pa bu ñu ne 10 ans. daal ne dañ koy détruire mais su la neexee par exemple su fekkoon man maa am problème mu am doom. ma ni non bala su ma naree faju bi damay yàqal du ma amati doom. ma jël sama spermatozoïde dem yóbbu ko am na fu ñu koy defee fii Dakar. donc soo la bëggee sax mën naa wax tur labo bi. léegi suñ demee denc foofu spermatozoïde bi. mën nañ ko fa denc à vie. mais chaque année nag dañ maa war a laaj sama avis est-ce que dama kaa war a en fait accepté naa ku ñu continuer conservation bi wala ñu bàyyi ko. da ngay fay mais am na yenn pays yoo xam ne nag dañuy limiter affaire bi dañ naan su matee 10 ans dañ koy détruire quoi. da ngay fay loolu pour ñu dencal la ko da ngay fay. bon loolu quand même côté kii bi côté financement bi bon je me rappelle plus. très bien côté financement bi. docteur beneen question bi xam naa balaa nga yegg di ñu xam naa tey moom laa bett. waaw xam naa tey moom dañ maa bett mais grave yow laa sañ def n'est-ce pas. léegi kon li nga xam ne dañuy wax par exemple prématuré quand est-ce parle-t-on de prématuré parce que dañuy wax ni yenn saa yi mën nañ jël xale bi continuer que ci nga xam mooy couveuse wala continuer que ci yenn environnement extérieur. parce que Oustaz Zakaria danoon wax moom doom à part de 6 mois dañuy jàpp yaayam a ko jur maanaam 6 mois war nekk ci biir yaayam prématuré quand est-ce parle-t-on de prématuré. waaw question yooyu nag moom xam naa gynéco yi ñoo ciy gën a mën a répondre quoi. très bien gynéco yi ak les néonates quoi ñoom moom xam naa ñooy gën a mën a répondre ci prématurité quoi. ok waaw mais en principe. nit ki daal en fait su fekkee ni. génn na. souvent avant 7e mois bi quoi. donc en fait dañuy naan kii dafa prématuré dañ koy indi néonat. gars yi gérer ko foofu noonu crèche. voilà dugal ko ay conditions yoo xam ni dina permettre mu développer correctement quoi. ok docteur benn question bi muy tëjee yow moom mooy est-ce que maman porteuse wala les mères porteuses am na Sénégal maanaam est-ce que au Sénégal am na ay kaawu benn jigéen boo xamante ni bëggul ñaari choix mu am bëggul yaramam maanaam changer parce que ëmb day changer yaram ou bien techniquement médicalement mënul supporter loolu mu dem wut kenn koo xamante ni am na utilise bu baax ñu créer ovulation ci biir mu kon est-ce que loolu mës na am au Sénégal. est-ce que mës naa am au Sénégal. Bon, franchement, je sais pas exactement. Mais dans le monde, c'est sûr. Dans le monde, loolu leer nañ quoi. Mais Sénégal daal en tout cas yi ma ci xam. yi ma ci xam mooy ñoo xam ni. dañoo bëgg a am doom. donc amuñu ko parce que en fait infertilité la c'est clair médicalement dafa am truc. donc ñu créer conditions yi après jël ko jox ko yaayam mu ëmb ko. waaw yooyu moom leer na ma ni yooyu am na. Maintenant par exemple le problème mooy laboratoire bi koy def moom aussi en fait ay règles ay loi ak règlement ñoo ko tënk mais jàpp naa su fekkee ni loolu war naa am daal su dee war naa am day fekk ni ku jigéen ki dafa def benn hystérectomie wala leer nañu ni utérusam mënu ko ëmb quoi. mais actuellement loi Sénégal par rapport ak loolu moom franchement li ma ci xam bariwul quoi. très bien mais docteur vraiment ñi ngi am kontaan matale vraiment ci tontu bu leer bi ak ni ma la bettee nii vraiment. yaa ngi ci liggéey. waaw xam naa ni waaw mais nag ma sant yàlla bu baax parce que vraiment liggéey bi ngeen def. voilà bu rafet na voilà te
dama doon man moom en fait ku bëri ku faral li ma leen di déglu laa quoi. alhamdulilah Oustaz Zakaria. très bien voilà ak sa Oustaz yi Oustaz Biram waaw yow. vraiment macha allah yéen moom yéen a ngi def liggéey bu am solo quoi. fi mu toll yéen a ngi révolutionné daal paysage médiatique bi quoi. jërëjëf docteur kon docteur El Hadj Malick Ndour mu doon woote nekk spécialiste si biochimie n'est-ce pas biomédical. biologie médicale waaw biologie médicale nekk koo xamante ni tey vraiment moo doon jàppale. kon docteur yàlla na yàlla maanaam fay yiw may la jàmm ba itam lépp li nga bëgg ci wàllu sa xam-xam yàlla jox la nga gën a pointu incha allah. amiin jërëjëf docteur donc jërëjëf ñu ngi gërëm sëñ Saliou Deme ak ki nga xamante ne mooy Birane Cissé ci technique bi ci créé condition Oustaz kon dafa mel na question yi day ñëwaat mais réponse tamit maanaam day ñëwaat lan mooy question day ñëwaat mooy li ñu posé woon daanaka sa réponse du bouger parce que daanaka li ñu jortoon mooy moo nekk maanaam techniquement nit mën na ëmb doom bu mu jurul maanaam wane na mën na nekk wane na nu mën nekkee man question bi ma leen laaj rek mooy cas bi mu wax Oustaz Zakaria mooy cas bi nga xamante ni ñaari way denc nii dana war def ay maanaam ñoom ñaar bu leen boolee du mën nekk waaye suñu génnee fii mën nañ créer nen bi après nen boobu ñu jëlaat dugalaat ci ndaw si il a beaucoup insisté que bu paree na yaa xool foo koy dugal mën na dugal ci yaayam maanaam ki nga xamante ni moo war a jur doom ji xam naa boobu ngay d'accord wala mën na nekk ci n'importe qui man li ma lay laaj mooy situation boobu xamante ni ñoom ñaar mënuñoo sëy ba amanoo doom ci bi nu miinoon bi yàlla créé woon waaye bu ñu jëlee fii jël fii suñu créé ci biti dugal est-ce que loo mën a ne. waaw jërëjëf lu jiitu Birame ñu ngi gërëm mbokk yi ci liggéey bi ñu def nii surtout docteur El Hadj Malick Ndour ak li nga xam ne moom la jot a leeral donc ñaare ki nga xam ne moo jàng diine bi te jàngul beneen xam-xam boo xam ne dañoo laaj dafa laaj ñu xam àtte bi ci diine kooku il faut mu déglu ki jàngal loolu wax ko mu leer ndax li muy nar a wax mooy mu comprendre lii lan la mën ci benn conception si doo lay doog a mën a ñëw jël li nga xam ne moo nekk àtte bi si texte yi gannaaw bi mu comprendre ñaar yooyu bañ a sàggane li nga xam ne aussi moo nekk résultat yi muy jur ëllëg parce que fatwa ci l'islam da ngay bàyyi maal mooy nazar ilal maal mooy la après lii boo ko waxee lan lay jur après ban résultat lay jur donte tey mën na am njëriñ mais après avec le temps lan lay jur après yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne yu xaw a doy waar la ñaareel bi mooy lu mel nii ci l'islam dafa am ay fatawa yoo xam ne duñ ko généraliser c'est-à-dire nit moo ciy toll nekkul benn affaire boo xam ne day ubbeeku ba ku mu neex rek moo xam mën na am doom moo xam mënul am doom mais moom daal nii la ko bëggee mu dem defeke noonu si l'islam façon fatwa yi du demee noonu du nekk lu ñuy généraliser mais nit moo fay toll comme ni mu ko waxee mënul am doom nu dul ci nii bu boobaa ñu jéem a nag xool ndax conditions yi daje nañu pour mu mën koo amee ci noonu wala de ñetteel bi mooy comme li nga wax léegi nenu ku jigéen kii wala jaañu ku góor ki xëj na mënuñoo daje nii mu nekk loo xam dafay jur doom mais il faut ñu jël si kii jël si kële après def ko ci laboratoire labo boobu mën a jur loolu nga xamante ne moom moo nekk nen bi pour ñu mën koo delloowaat ci ñoom donc loolu bu boobaa borom xam-xam yi am nañu wuti ci loola ñii jàpp nañ ni dagan na gannaaw cosaanu wala njaan bi wala nen bi wala cosaanu li nga xam ne moom la ñu jëlee ci ku góor ke ku jigéen ki mu ngi jóge ci ñaari way dencante donte def nañ ko ci machine donte def nañ ko ci labo loolu juddoo fa ñu delloowaat ko ci ki nga xam ne mooy ku jigéen ki mu ëmb ko boobaa loolu mën na nekk mais ci kaw mu nekk loo xam ne wóor na ni amul leneen lu mu jaxasoo amul bés keneen bu mu jaxasool amul leneen loo xam ne rax na ko c'est ça loolu mooy risque yooyu mais il faut mu am parce que loolu bu amul rek c'est sensible moo tax mu xaw a doy waar parce que loolu su amul mooy dañuy jaxase askan te l'islam dafa bëgg ñu xam askan yi diw ko jur ba mu àgg ci maam bëgguñu dugal ci askan koo xam ne bokku ci moo tax l'islam di veiller ci loolu mu tax mu am benn sensibilité ci loolu moo tax muy indi sanction ci koo xam ne daf ko amee ci neneen nu wuteeg ni nga xamante ne noonu la ko tërale parce que buggul ñu dugal ci famille boole ci nit koo xam ne bokku ca
kon comme que noonu la demee ba si sëy ñu légaliser pour nit ki mën a amee doom noonu kon loolu di indi doom tamit il faut ñu sàmm ko sàmm boo xamante ne dina wóor ni comme bu doon sëy la contact direct lay doon. macha allah mu nekk maanaam tontu bu am solo Oustaz Zakaria te moom misaan bi moom am na niveau da comme d'habitude. non mais niveau voilà c'est ça. donc 88 628 30 38 donc ki nga xamante ne mooy Birane Cissé mën na ubbi ligne bi nga xamante ni léegi nit ñi posé question je pense que am na ñu bëri ñoo xamante daan am seen ay possibilités de réponse par rapport ak si leen moi j'ai beaucoup aimé cette possibilité qui existe pour nit ñi te itam li ngeen am solo rek mooy li yàlla wax rek doom bu naree sosu day sosu maanaam ba yeneen pexe yooyu def tamit te yàlla dogal tamit moom du am donc tamit loolu tamit nañ koy bàyyi xel ci gëm yàlla googu donc 88 628 38 38 mooy bu mu jokkoo ngir ngeen bokk seen émission Mizane 88 628 638 628 38 38 Oustaz Zakaria deuxième question bi moom mooy nee na laboratoire yi am na à Dakar laboratoire yoo xamante ni mën nañ ci denc li nga xamante ne mooy spermatozoïde moom wax na souvent raison yi moom mooy parce que kii dafa war a am benn feebar boo xamante ni mu ngi koy waaj a dal dafa war a def chimiothérapie wala li nga xamante ni mooy lii donc ñu ne kon su koy def mën na am problème ñu garder ko saa ñu jël kooku après ñu asalaamaaleykum asalaamaaleykum xam naa ko mi ngi ñëwaat maanaam li ko waral maanaam mën na am bu continuer di jël yenn médicaments yi mën na am ay tooke ci yaramam wala lu koy jur nga xamante ni wala jaan yooyu day am possibilité du mën a avancer ñu jël kooku après ñu ñëw ci question bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def soxna si. na ngeen def sëñ bi. waaw sant borom bi tur mbokk mi ak foo ñu woowee. maa ngi wootee Dakar. macha allah boo mënee wàññi rajo bi yaay booy. waaw dëgg la nga delluñ directement si téléphone bi incha allah. c'est vrai ça va yéen a ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant alhamdulilah waxtaan bi neex na. trop mais man daal dama bëggoon comme ni ngeen ko waxee. dëgg la. boo leen ciy def boo leen ci boolee ñaari ci ku góor ki ak ku jigéen ki mais l'essentiel daal na am li nga xam ne ci ñoom ñaar il faut pas leneen di ci rax. dëgg la loolu moom mooy mooy l'essentiel. lu ci tegu daal. man dama bëggoon boole moom mënoo jox numéro docteur boobu. dëgg la docteur boobu numéro bi bu ngeen xam exactement milieu bi laboratoire bi fan la. waaw parce que dafa am solo trop. waa dëkk bi dafa métti da ngay gis xale bu ndaw sëy du am doom. ñu ne problème ci jigéen ki doo xam. da ngay daw ba sonn. bien sûr xaalis bu dul ci. bien sûr problème la moom wax dëgg yàlla. waaw léegi loolu laa bëggoon xam bu dee mën na nekk. bien sûr léegi bu émission bi jeexee. da ngay woote waa ci même numéro bi. daan la jox numéro bi. parce que docteur tamit loolu mooy liggéeyam. pour jox nit ñi ay solution la. docteur ak oustaz moom seen numéro dañ ko war di joxe. parce que nit ñi bu leen woowee rek ay soxla la. loolu bu nu paree daan la jox numéro docteur. après yéen ngeen jokkoo incha allah rabbi. d'accord y a pas de problème. d'accord dinaa rappeler ci kanam. ok bu jeexee rek mën nga woote directement. d'accord merci beaucoup. jërëjëf fekkente ne jotoo ki nga laajte Birane Cissé dégg nga. Birane Cissé. comment. Birane Cissé ngay laajte rek. Birane waaw Birane Cissé. Birane waaw. d'accord dina la jox numéro docteur dégg nga. d'accord aywa jërëjëf. sama ok merci aywa jërëjëf. oustaz mu nekk kooku ñi jëlaat kii aywa Birane aywa asalaamaaleykum. 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 waaleykum salaam dama la déggul bu baax. waaw maa ngi lay dégg bu baax na ngeen def sama sëriñ. sant yàlla alhamdulilah. waaw turu mbokk mi ak foo ñu woowee. waaw maa ngi Dakar El Hadj Malick Ba. El Hadj Malick Ba ñu ngi lay déglu sama sëriñ. waaw maa ngi sant Serigne Zakaria. dëgg la. te parce que l'islam dafa doon principe. dëgg la très important. am na yoo xam ne kenn mënuñ ci dugg. très bien. am na foo xam ne boo fa àggee da ngay bàyyi sa bopp ak yàlla. très bien. waaye mbindu mag ñi ñu am ñoom. ñun mbindu mag yi ñu am ci dëkk bi. dëgg la. dañ ñu wax ni ñaari ndox yi 40 jours la. 40 jours. bu pare mu nekk deret 40 jours. dëgg la. bu pare mu nekk suux 40 jours. 3 fois 40 dafay doon 120. oui. 120 yi bu amee suux lay doon. dëgg la. mu dindi fi kaw bopp bi juróom-ñaar mooy ñaari bët ñaari paxu bakkan benn gémmiñ ñaari nopp. dëgg la. génne ci suuf ñaari génnuwaay. 7 plus 2 ça fait 9. oui. 120 plus 9 ça fait 129. mooy latiifu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah.
xam naa jigéen moo tax jigéen Oustaz xanaa bu ne am doon ñu wax yàlla Latif. waaw xam nga Latif mooy aji ñewente ji. parce que dafa am yërmande dafa baax dafa nekk ku am ñewente. moo tax ñaare bokk na ci ñaan yu ñu ñaan ñu koy wax surtout nit ki bu tollee si yenn situation yu xaw a jafe tuuti. parce que ismun min asmaillahi al husna voilà. kon yàlla laa na walilahi asmaul husna fad'uhu biha yàlla am na ay tur yu rafet yoo xam ne mën ngeen ko ci ñaan comme ni mu ko waxee noonu ñëw na ci xadisu Abdullahi ibnu Mas'ud yon sallam ne wax ni yàlla day dajale bindu kenn ci yéen 4 fukki fan ci biiru yaayam mu nekk nutfa 4 fukki fan mu nekk alaqa mooy lumbu deret 4 fukki fan mu nekk mudra après mu yebal malaaka mu ëf siru ak li muy war a nekk ëllëg ak yu def mais ni ki noonu mu ngoog macha allah yàlla na ko yàlla fay jërëjëf ñu ngi koy gërëm soxna so donc 88 628 38 38 88 628 38 38 bu mu jokkoo gi ngir bokk seen émission tey spécial Mizane ñi ngi wax ci maanaam nit ni muy sosoo li ni mu noonu mooy diggante ñaari way dencante mais science commencé na évoluer bay wane ni yenn saa yi ay blocage am fekk blocage yooyu mën nañ ko kii mais aussi blocage yooyu est-ce que islam permettre na nit mën denc mën a yom fenn comme ni ko docteur waxee ñu jël kii nga tontu ci loolu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sama sëriñ na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax turu mbokk mi ak foo ñu woowee. maa ngi tudd Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye yaa Ibrahimu. yaa Oustaz ñu ngi ziare ñu ngi delloo ziar ñu ngi am mbégte dégg baat bi. déglu bu baax a baax a baax. jërëjëf Ndiaye. di la ziare bu baax di la baalu àq. ñuy baalu àq. am kontaante bu baax a baax. ci émission bi. jërëjëf. wax dëgg fi yàlla am na solo. am na niveau. dëgg la. xam na rek nit moom yàlla subhaanahu wa taala moom moo teral ban doomu aadama. moo tax ba am na yu bëree bëri yàlla da ci taxaw di ko surveiller l'islam surtout. bien sûr da ciy bàyyi xel bu baax a baax. booy xool sax même ñi nga xam ne dañuy am doom. ci ginnaaw sëy. même bu dundul diine sax léeg-léeg da ngay gis ñoom ñu am ay jafe-jafe seen biir. dëgg la. ba pare xeeb kooku. ku mel noonu. donc ala kulli haal l'islam moom it lu mel noonu da koy rejeté. mooy gis tamit 3e personne boobu di intervenir ci wàllu ñu koy waxee ci grossesse par in vitro. oui. comme moom mère porteuse yooyu ñuy wax noonu. booy xool tamit day jaxase lay andi ci nit ñi. société koo xam ne doo xam kan mooy yaayam. dëgg la ndax kee ko jur. voilà ndax kee moo joxe ovule bi kii moo joxe spermatozoïde bi. da ngay gis léeg-léeg day am ay problème ci biir. bu yàggee. moo tax wax dëgg fa yàlla ñu ngi kontaan bu baax a baax ci intervention bi ci def. ak leeral yi ci leeral di ñaan yàlla jàppale yàlla taxaw. macha allah. salaamaaleykum. excellent jërëjëf Ibrahima Biram balaa ngay dem. sànq bon bu may gën a avancé tuuti ci recherche yi. maa ngi gis que ni am na si àdduna bi lu tolloog ay millions ci ay xale yoo xam ne xamuñu seen papa te fekk ci yoon wi nañu juddoo. mooy yoon bi voilà c'est ça parce que jël nañu sperme kële def ko ci beneen jigéen ak yu mel noonu kooku ëmbal leen donc xamuñu ëmb nañu mais xamuñu exactement kan moo leen jur ay millions xale ci lu mel noonu donc l'islam ni mu fonkee nit ni mu terele doomu aadama bëggul ay nit di jurante comme ay mala comme ay rab ni ñuy jurante mais il faut ñu xam askan bi ak fan la jaar. macha allah mu nekk lu am solo donc ñi ngi gërëm ñi nga xamante ñi ngi participer 88 628 38 38 Oustaz est-ce que c'est permis nit mën denc li nga xamante ne moom mooy lu bokk ci moom moo xam spermatozoïde la wala ovule la ngir bu ëllëgee mu jëfandikoo ci islam. waaw ni mu mënee denc loo xam ne. Oustaz ñu jël kooku. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum xam naa ko mi ngi ñëwaat ñii woote na nañu wàññi seen rajo rek def wax directement si ki nga xam ne Oustaz waaw tontu xam nga Biram léegi nañu xool l'islam ci ay règle am l'islam toujours li mu bëgg mooy Oustaz baal ma jël kooku rek baal ma rek waaw Birane ubbil ma kooku aywa asalaamaaleykum waaw Oustaz aywa nit ki li muy def njëriñ li ciy juddoo ëpp li nga xam ne moo nekk lor bi mais du benn angle rek la koy xoolee muy njëriñ bi rek la gis mais xoolul lor bi étudier wul li nga xam ne moo nekk lor bi donc nit ki bu fekkente ne moom comme ni mu ko waxee nar na def opération peut-être loolu bu amee ba pare mën na ñàkk doom léegi balaa muy am loolu mën nañu génnee li denc ko bu boobaa moo gën a néew danger parce que mu ñu def ko opération ak
loolu yàqu ba du amati doom ak ñu dindi ko denc ko ñaari danger moo fi nekk bi gën a woyof mooy ñu dindi ko denc ko pour après ñu mën ko si ni ñu waxee ni bu fekkente ne si soxnaam la ñuy jëlee lële si li ñu wax machine boobu wala laboratoire mu mën ko indi nen boobu mu mën a nekk mais ci kaw loolu nekk loo xam ne tamit dafay wóor parce que wóor boobu il faut mu ñëw toujours kan moo koy denc ne dañ koy yóbbu ci benn banque boo xam ne dañ koy denc foofu kooku di denc foofu loolu ñuy denc foofu dafa am yeneen yu ñu jaxasoo wala ku nekk ak bosam ak fa mu ne kenn du fa dugal leneen ña fa nekk ñu ngi sàmmonteeg l'islam ak tëralin l'islam ak pas-pasu l'islam ak la l'islam jublu woon ci lii kenn waru koo jaxase ak bu keneen ndax loolu yëpp daje na wala déet loolu il faut mu daje pour loolu mën a nekk pour ñu mën a am lu wóor que ni bosam la mais bu naree nekk yoo xam dañ koy jaxase bind tur mën nga yëkkati fàttewaat mu jaxasoog leneen da ma yaribuka ila ma la yaribu loo xam ne dalay indil sikki sàkk jeexi jaaxa bàyyi ko dem ci loo xam ne amuloo ci sikki sàkk. macha allah mu nekk lu am solo Birane Cissé am na benn auditeur bu nekk noonu ay asalaamaaleykum. waaleykum salaam Imam Touré. waaw na ngeen def sama sëriñ turu mbokk mi. foo ñëw turu mbokk mi. man maa ngi tudd Abdoulaye Diagne di woote Touba. Abdoulaye Diagne Touba yow de suñu mbokk taalibe nga. maa ngi lay ziar bu baax a baax. Diagne naar wala beneen Diagne la. waa Diagne waaw. na ngeen def. ñi sant yàlla Imam damaa dégg waxtaan mu am solo lool. dëgg la. neex loolu waaye yow tamit ngay sama soppe boo xam ne. est-ce que macha allah. dama la doon suivre ci Al Wafa. waa Al Wafa bu waa Daaru Muxti. 2014. waa Daaru Muxti. waaw macha allah xam naa dina ñëwaat xam naa benn conférence bu ñu defoon fële Daaru Muxti. macha allah si taaba ndam na fi rek. non imaam nga yaay imaam oustaz Biram Puy. macha allah mu nekk lu am solo. oustaz kon est-ce que mën nañ denc. si loolu. condition voilà surut yooyu rek. voilà il faut mu wóor rek. mais bu fekkee ne am na sikki sàkk jeexi jaaxa moom. voilà muñ nangu rek li yàlla dogal mu nangu ko parce que bokk na ci lii tax ngëmu nit ki ñu dëgër ñu nangu ko mooy al iman bil qadar xayrihi wa sharrihi voilà xuluwihi wa murrihi yiw beeg safaan beeg li neex ak li naxari nga nangu ko. ton voilà bu yàlla nammee doom narul am nangu ni yàlla moo dogal loolu am ci fierté mu neex la parce que yàllaa ko namm. très bien walla yàllaa ko namm donc oustaz mi ñuy bàyyee loo xel toujours aussi ñu bàyyi benn xel que yàlla waxoon na ci aaya bi sourate Nuur que am na ñoo xamante ne ay góor la lay jox ñoo xam ay jigéen la lay jox am na ñoo xamante ne lay jox góor ak jigéen am na ñoo xamante ne lay jox li nga xamante ne mooy aqim mooy koo xamante ni maanaam vraiment du am dara mooy jasir na koy wax wala jaasir. surtout Shura du moins n'est-ce pas donc mu nekk loo xamante ni lu am solo la ñu war ci bàyyi xel parce que loolu mooy base ngëm yàlla gi mooy yàllee texte te boo xoolee surtout Shura mooy diisoo bi oustaz. Shura. waaw Shura. du Shuara. non Shura mooy diisoo. waaw diisoo. mooy diisoo non voilà. donc diisoo googu laa wax moo tax ma ne foog lépp ñu koy diisoo. voilà donc c'est très important. ñi diisoo ak ñi am xam-xam. je pense oustaz léegi nañu war a commencer comprendre yéen ay fasalu ahla zikri. voilà mu ngoog. parce que tey am na ñaari ahla zikri oustaz njël ko ay asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def sama sëriñ. yaa fadlatal imaam. kii waa Koki la. damaa wàcc oto bi nag léegi nag am fu ma dugg rek nee naa comme waruwaa ji xaayaan ku dégg séeréer ni ñu koy waxee. waaw. malgré wàcc naa déggaatuma li ngeen di wax waaye comprendre naa émission bi. alhamdulilah. maa ngi nuyu sa. Oustaz Zakaria. Oustaz Zakaria moom wax dëgg yàlla moom waxuma la dara waaye yar ak teggin. ndeysaan ni muy waxee rek moo njëkk a dal xel. alhamdulilah. waaw moom borom xam-xam la bu rafet a rafet. macha allah ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo doole xam-xam gën koo barkeel. Oustaz Zakaria kii wax na mooy Fall Koki. waaw Fall Koki macha allah. Fall Koki moo leen di nuyu. Fall Koki def nañ la soppee comme ni nga soppee suñu mbokk yi. wallaay di nuyu sunu kilifa sunu xarit. Oustaz Taïb. waaw ñu ngi koy Tahir Fall ñu ngi koy jaar bu baax a baax waaw ñu ngi koy jaar bu baax a baax moom tam waaye wax dëgg yàlla imam waaw li ngeen di waxtaane dafa am solo bu jéggi day wax dëgg la te it gis nga nit ñi il faut pas ñu leen di pousser ci ñuy dem di jëf-jëfi xayawaan dëgg la parce que am na loo xam ni nañ ko bàyyee ñi nga xam ni ñoom xëy na diine du seen alxuraan du seen référence dëgg la am na loo xam ne buñ ci jéemee dugg rek boo sàggantul musiba mën naa am ci jëmmi jamono yi ñu jëmaat ndax da ngay xool alu
ñuy dégg bu baax. da ngay xool nagi élevage yi ñu leen créé. ci bàyyi may rek laa lay ñëw jox la ci exemple. est-ce que nga xool leen ak li nga xam ne dafa xaw a naturel ci bàyyi may est-ce que xool nga ndax nuróo nañ wala nuróowuñ. est-ce que foofu rek laa lay jox exemple. nga xam ni kon suñu borom lépp lu mu def lu naturel loo xam ne bokkul ak li nga xam ne loxo doomu aadama moo ci dugal loxoom bu ñu ko bàyyee suñu borom rek suñu borom moom dana defal tey gis nga am doom comme ni nga ko waxee sànq bi am na loo xam ne suñu borom moom moo koy dogal am na ñoo xam bu ñu doon dem ba yàlla di wal bufta bi mënuñoo fexe faju ba yàlla jox leen doom loolu suñu borom moo koy dégg am ñoo xam ne ñi muy joxe ñii njaboot bu góor xañ leen njaboot bu jigéen ñii mu leen jox njaboot bu jigéen xañ leen bu góor loolu lépp mbir suñu borom la kon daal li ma ci xam daal néewuñu ku feebar bu mu faju ku feebar da nga dem faju ji borom xam-xam yi wax la nga xam moo ci xam nga bàyyi nag waaye nag maa jël fee man day wax dëgg yàlla loolu sama xel tee na ci loolu jërëjëf macha loolu daal laaj def barke loolu macha allah jërëjëf sëñ Fall xam naa wax dañ waaw mooy waaye ñi jël kii rek ki nga xamante mooy dernier auditeur bi rek Birane ñu jël dernier ko mu ci wax aywa asalaamaaleykum xam naa mooy voilà Oustaz nooy tëjee. waaw ñu ngi tëjee gërëm mbokk yëpp sant ñëpp techniciens yeeg ñëpp ak yow ak ñi nga xam ne intervenir nañ ñëpp waneen l'islam diine jamono yëpp la daxul lépp saxalul lépp am na yoo xam ne ay principe la àdduna jamono évolution lu mën a am du tax mu changer parce que ay valeur la am yoo xam ne nag mën na changer selon jamono ni muy changer ak nit ñi ni ñuy changer ak évolution bi ni muy changer il faut ràññaatle ñaar yooyu ba principe yi ñu bàyyi ko fi mu nekk yi mën a changer ñu ne mën na changer ay discussion yu baree bari ñoo am ci yu mel ni ci borom xam-xam yi dañuy lire ñëw résumer leen gannaaw bi nga xam ni mën nañoo comprendre li ñu wax ak règle yi ñu sukkandiku pour wax ko pour jéem leen ko leeralal lu si jublu si yàlla rek la lu ci nekk ndëngite ci man la ak ci seytaane wa axiru daawaana an alhamdulilah mu doon seen émission bi nga xam moom nañ duppee Misaan fii ci i rajo 90.3 di gërëm sunu technicien yi sëñ Saliou Dem Sélé n'est-ce pas Birane Cissé yaan dem ñi taxaw ne Malaka ak Jara ngir joxe li xew ci Sénégal ak àdduna bi biram fi ñu ne ko jox kaay gi lu jub ci borom bi la dëgg ma doomu aadama asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.